aousubillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk julli di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal wax te di leen baal di ñaan suñu borom jéggal ñu te nangul ñu tey jii ñu war fee recevoir gan gu tedd gan gu màgg ñu gën ko xam ci sëñ Moussa Niang incha allah bala ñu koy jox mu présenté wu wax ndomboy tànk yi mu jot fondation bi ak ñu dugg moom ci laaj ñu njëkkee nuyoo sunu xalifa général des mourides sëñ Mountakha Bachir yàlla na ko fi yàlla na ko fi yàlla yàggal te wér ànd ak wér ñu te ci toftal jëwriñu fondation bi ñu koy wax sëriñ Mamor Mountakha Mourtada Mbacké nga xam ni moom la ñu waa kër sëñ Touba yëpp booleel ci liggéey bi ñuy def ci diaspora bi kon ñu ngi ci bu ñoo ñaar ñooñu weesoo danañ ëmbaale njabootu sëñ Touba gépp ñu leen di ziyaare di leen bal wax di leen baal dañuy ñëw rek ci émission bi comme niñ ko faral di defee di leeral liggéey bi fuñ ci toll bu ko defee nit ñi gën a xam jubluwaay bi ak jëmuwaay bi ak fuñ toll ci liggéey bi tey nag ñu am ci am ñu koy wax sax mbégte lool di recevoir sëñ Moussa Niang dañuy jox sëñ Moussa Niang mu wax ñu mu présenté wu d'abord avant ñuy dugg ak moom ci question yi sëñ Moussa bisimilah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Fallou. donc maa ngi lay nuyu di la sant. gannaaw bi ñu sante yàlla julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. aussi tamit di dolli sant suñu wasila Sëriñ Touba. ak tamit di ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. di nuyu waa fondation bi yëpp sëñ Fallou Samb mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ. su ma ko nuyoo maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci executive team bi ak board of trust bi ak board of director bi. di nuyu ñëpp te aussi tamit di kontaan tey nekk ci jotaayu FONCAB. comme ni nga ko waxee rek sama tur maa ngi tudd Moussa Niang. ci fondation bi man maay youth mentor. donc xale yi nga xam ne fii nii moom la ñu war a tàggat. man maa leen di ci man lañ nekk. aussi tamit li ñuy wax convention bi mooy Mouride Convention of North America. boobu tamit man maa yor planning committee bi. waaw macha allah donc mu nekk ñaari ndombay tànk. xanaa di fàttali rek ne yow tamit bokk nga ci executive board bi mooy ñi nga xam ni ñooy saytu liggéey bi tamit ndomba tànk boobu bokk nga ci. donc léegi xam naa bu ñuy waxtaan wi rek ni ñu koy njëkkee mooy ñu njëkkee ci youth committee bi comme xale yi nga xam ne ñooy aveniru liggéey bi nañ njëkkee ci loolu bu ko defee ñu tàmbalee ci loolu deuxième partie bi ñu dugg dikku ci convention bi. kon léegi xam naa sëñ Moussa li ñuy njëkk a laaj question bu njëkk mooy doon lan mooy cosaanu. youth committee bi lan mooy cosaan bi ci français ñu koy wax genèse. donc ñu ko defee nit ñi gën koo mën a xam bismillah. waaw sëñ Fallou youth committee bi si ni mu dafa amoon li wax ñaari at si ginnaaw. waa executive team bu FONCAB. dañoo amoon benn idée. idée bi mooy ñu créer lu ñuy wax benn groupe stratégique. groupe stratégie et développement. boo xam ne dañ doon xool pour xalaatal FONCAB. si li jëm si suñu opération yi stratégie yi. ak tamit naka lañ mën a def ba liggéey bi ñu gën koo mën a jëmal kanam. donc boobu biñ ko defee. waa FONCAB sëñ Fallou Samb ak comité bi. dénkoon ma liggéeyu stratégie bi. donc man maa yoroon comité stratégique ak développement. donc biñ ko kiiwee ñu am si équipe bu yaatu boo xam ne. ñoo ngi fépp si Amérique. ñu commencé doon si def liggéey bu am solo. si liggéey bi si doon def am solo dañoo tàmbale woon su ñuy wax si benn diagnostic. donc diagnostic bi dañoo xooloon par exemple ñun en tant que Mouride communauté ñu nekk fii nii si Amérique. peut-être méthode yan lañu am. si méthode yooyu nag après sa la ñuy xool naka lañ ko mën a saafaraal. donc nag si bi ñu xoolee. xool peut-être suñu daayira yi ñu am. fii nii si États-Unis wala sax. si suñu fondation yi nga xam ne ñoo ngi si biir dëkk bi. xool problème bi nga xam ne moom lañ doon gën a jànkonteel. mais si problème bi woote dafa amoon lu ñuy wax problème bu involvement bu xale yi. donc dafa amoon problème involvement bu xale yi. mooy seen implication si liggéey bi. am tamit benn problème empowerment bu soxna yi.
donc yooyu dafa bokkoon si nga xam ne dafa bokkoon si amaatoon tamit yeneen façon méthode yoo xam ne gisoon nañ ko si tamit léegi nag fondation ñu xool tamit ñun naka lañ mën a def pour mën leen a boole si liggéey bi donc mën nañu wax jeunesse bi foofu la jógee si boobu nag bi ñu adopté stratégie bi si lañ commencé créer lu ñuy wax benn youth committee donc youth committee bi sax dëggantaan sax ni ñu ko tuddee woon dafa nekkoon benn youth leadership development right donc nag bi ñu demee Atlanta si convention Atlanta bi donc nag si boobu lañ fa taxawalee officiellement youth leadership programme bi ak women committee bi. macha allah donc si noonu la juddoo. macha allah jërëjëf tegtal yooyu leer na xam naa kon dañuy koy rek comme xam nañ cosaanu yëf yi. léegi maanaam vision bi lan mooy vision wu youth committee bi daal ci kii. waaw xam nga bi ñu jógee ci seetlu bi nga xam ne que ne dafa am par exemple benn disconnect boo xam ne dafa am ci daayira yi entre xale yi ak mag ñi xale yi peut-être boolewuñ leen ci liggéey bi walla tamit ñu gën a parfois amuñu vision boo xam ne que ne ñii suba ñoom ñoo war a gëstu liggéey te comme FONCAB dafa am benn programme bu yaatu boo xam ne fi mu ne nii ñoo ngi ci kër Sëñ Tuubaa yi am na comité yoo xam ne ñoo ngi def liggéey yu am solo pour mën a am ay centre islamique ci Amérique bi yépp mais aussi tamit sooy xool léegi nag dafa am par exemple beneen mën nañu wax fi mu ne nii ci Sénégalais yi ñoo ngi ci suñu second wala sax third generation boo xam ne génération d'immigrés lañ xam nga donc fi mu ne nii am na xale yoo xam ne léegi fii lañ juddoo ñii ñoo ngi high school ñii ñoo ngi college ñii ñoo ngi université wala lycée mais tamit dañoo nekk ci benn si mën nañu wax si benn dañoo am benn gap culturel boo xam ne daf see xaw a amaale nekk si culture fii nii si Amérique ba pare tamit comme tamit seeni parents ay Sénégalais ñoo nekk américain mën nañu wax à 100% mais aussi tamit war a nekk ay Sénégalais à 100% te li ci gën a am solo tamit war a nekk ay murit war a yor liggéey bi léegi nag ñu ne ok foofu nag il faut nañ leen jox plateforme loolu dëggantaan moom mooy socle bi wala vision bi nañ leen jox plateforme boo xam ne nañ si exprimer wu jox leen plateforme boo xam ne mën nañ leen jàppale seen réussite professionnelle wala même ak seen réussite scolaire jéem a def tout ba def leen ay leader yoo xam ne dañuy nekk ay leader si yoonu murit bi ay leaderu Serigne Touba def leen leader yooyu noonu ba tamit ëllëg ñu mën a nekk ñoo xam ne déjà ñooy jiite suñ communauté mais tamit war a jiite tamit réew mi muy Amérique kii parce que comme la ñuy wax rek mbooloo Serigne Touba moom lépp ci am mais nag nañ leen tàggat entraîne leen ba nga xam ne suba loolu lépp mën nañ ko yor jërëjëf loolu de xanaa kon mooy ñu dem ba ab murid jiite Amérique rek xanaa mooy ci gàttal exactement incha allah waaw léegi kon xam naa dañuy jàll ci objectif yi lan moo tax lan mooy vraiment xam naa sax war naa bëri wante boo ci mënee cité ñaar ba ñett rek ñu ko defee ñu daal di jàll ci yeneen li ngeen jot a liggéey ak tamit nan lañ ciy bokkee ak yooyu waaw incha allah objectif bi dafa am na ay objectifs yu bëri yoo xam ne xale yi ñoom seen bopp sax ñoo ko doon def ñoo ko doon définir ko seen bopp benn bi dafa am lu si bokk si li ñuy wax benn religious education religious education parce que mbooloo islam la mbooloo diine la di mbooloo Serigne Touba donc foofu noonu jàng bi daf ciy baax ñoom tamit ñu farlu si loolu war a xam ne que dañoo war a xam suñ diine war a gën a xam tarixa bi donc si objectif boobu amaat yeneen programme yu bëri yoo xam ne am na si ay programme training religious training yu si bokk mais aussi tamit dafa am benn programme la ñuy wax outreach programme community outreach si community outreach boobu noonu si li ñuy def mooy community service yi si la bokk par exemple dem si yeneen communauté yi wala dem si ñi nga xam ne dañoo néew doole ñu jàppale leen mais si foofu tamit mooy ni nga xam ne ñoom it moom lañu mën a xëccee seen moroom américains yi ñu commencé am benn approche ci islam wala commencé am benn connaissance tuuti ci yoonu murid bi parce que tamit sooy xool que ni ñoom dañoo nekk comme ñooñu donc ñoom ñoo gën a mën a nekk ambassadeur yoon bi fi ñu nekk nii te ci outreach programme boobu noonu lañ ko war a gën a mën a def amaat beneen volet bi ñuy wax benn volet boo xam ne benn mentoring la mooy que ne par exemple
xale yi ñu commencé di leen topp leen seen jàng ba ñi nga xam ne parfois dañuy nekk di waxtaan ak ñoom ñii ne par exemple ñoom peut-être li ñu fi bëgg a nekk mooy avocat mais pourquoi pas ñu jël benn avocat ci communauté bi wala même su bokkul ci communauté bi ne leen hey est-ce que mën ngeen ñu commencer toppal xale bi nii di waxtaan ak ñoom suñu amee ay opportunité ñu leen koy wax muy que ay stage ak leneen ñu bëgg nekk ingénieur pourquoi pas ñu jël ci communauté bi ñi nga xam ne ingénieur lañ ñu leen est-ce que mën nga commencer waxtaan ak xale bi mën nga commencer discuter ak moom commencer ko wan yoon bi yow ni nga def ba àgg fi nga àgg ñoom ñu àgg fi donc yooyu peut-être mooy ñett yi nga xam ne mën naa la ko jox mais objectif yi fi mu ne nii àgg nañ suñu ba lu mat 6 objectifs yoo xam ne fi mu ne nii xale yi ñoom siy liggéey macha allah alhamdulilah waaw loolu de xam naa kon lu am solo la léegi xam naa li ñuy def mooy yan état fi mu ne nii ñoo amaguñu youth comité boo xam ne mi ngi fonctionnel. ci Amérique ndax xam nañ ni buñ ko fàttalikoo xam nañ ni 36 états mi ngi bokk ci fondation bi. ñaata état ñoo amaguñ youth comité boo xam ne dëgg-dëgg ñi ngi commencé di dox. waaw. léegi ñun ni ñu ko doon defee mooy bi nga xam ne tàmbale woon nañu liggéey bi dañoo amoon nañu wax dañ koy def ay état test. créer ay sample ay yenn échantillon comme dafa nekk benn idée bu bees boo xam ne ñoo ngi koy jéem a essayer donc bëgguñu woon ñëw rek jël état yépp ne leen nañ commencé lii parce que faay su si amee rek dafay dugg si fépp donc de ce fait nag ñu commencé jël yenn état yi mooy Detroit bi nga xam ne moom mooy headquarter FONCAB jël aussi Dallas waaw maanaam jël benn ci east jël beneen ci west. exactement waaw exactement donc mën nañu wax bu daa bu jël Dallas ak Detroit. donc Dallas ak Detroit fi mu ne nii ñoom ñoo nekk ñaari ville yi nga xam ne ñoom ñooy ville test suñ youth leadership development fi mu. macha allah léegi kon xanaa kon mën nañoo dugg ci maanaam lan ngeen a jot a réaliser kon bi ngeen ko tàmbalee léegi ci Dallas ak ci Detroit ko defee. ñu xool ba xam. waaw bi ñu ko tàmbali fi mu ne nii si volet bu nekk. commencé nañ si am def nañ si ay réalisations yi nga xam ne am na solo. par exemple soo jëlee état bu mel ne Texas nga jël ville Dallas. Dallas Fort Worth. ñoom par exemple ni nga xam ne dañ koo tàmbale woon ñoom li ñu gënoon a focus si 2018 bi. mooy li ñuy wax community service. community service mooy travaux d'intérêt général. ñoom lañ focus woon si et fi mu ne nii sooy xool def nañ par exemple dem nañ say Habitat for Humanity. def fa ay liggéey yu am solo. donc demoon nañ si yenn parc yoo xam ne tamit commencé woon nañ si liggéey. di wan nit ñi que ne hey nañ fii nii suñu environnement la. nañ ko setal. tu vois Habitat for Humanity dafa nekk kër yoo xam ne dafa nekk benn programme bu vaste boo xam ne dafa nekk si biir Amérique. ñoom demoon nañ fa jàppale leen commencé construction yenn kër yi ñu leen si doon dimbal te kër yooyu à chaque fois dañ koy jox ñi nga xam ne dañoo néew ju doole. donc ñoom si yooyu lañ focusoon. soo ñëwee fi nga xam ne comme Detroit. Detroit ñoom am seen programme fi ñoom fi ñu kiiwee moo gën a yaatu. tu vois moo gën a yaatu parce que fii la ressources yi ëppee aussi. sooy xool. waaw mooy headquarter bi. exactement mooy headquarter yi donc fii la ressources yi ëppee. soo ñëwee par exemple si wàllu community service boobu ñu si doon wax. ñoom def nañ si yu am solo. mën naa sooy joxe ñaar. demoon nañ fi ñuy wax Forgotten Harvest. Forgotten Harvest dem fa box. mi nga xam ne ay food la lekk yoo xam ne dañ koy yóbbu si ñi nga xam ne dañoo amul ay néew ju doole lañ. lu mat 1000 pounds yoo xam ne xale yi help nañ box ko loolu soo koy xool. nekk na si lu mat 500 kilos xam de nourriture yoo xam ne fii nii help nañ. pour mën ko jox ñi nga xam ne ñu néew ju doole la. nga ñëw fu ñu woowee Focus Hub. di def la même chose yooyu dañ ko doon jox ñi ñuy wax ay senior citizen lañ ñoo xam ne mënatuñu déplacé wu presque. donc ñoom nourriture yi nga xam ne foofu lañ ko doon liggéeyee. xale yi ñoom ñoo la kii box ko def ko si ay package comme ça ñu yóbbul leen ko. loolu nekk na benn volet. amaan na volet yoo xam ne dafa bokk si volet mën nañu wax si leadership training. am na benn série boo xam ne dañ koo defoon premièrement série training yooyu ñoo ko commencé woon si li ñuy wax nga xam ne coach Abdoulaye Meng moo ko def moom spécialiste la si question leadership. en plus tamit nekk li ñuy wax certified executive coach. moo leen ko doon jox. te tamit
li ñu ko jëlee tamit dafa am lu tax tamit ñu tànn ko pour mu def training boobu peut-être après mën nañ si ñëw. ñoom ñu commencé si li ñuy wax si concept leadership. bi ñu tàmbalee si concept leadership ñëw après beneen session bi ñu dugg si li ñuy wax servant leadership. servant leadership après nag bi nga xam ne nag moo ci toppaat. leadership training bi. dañoo jël par exemple qualité leader yooyu yëpp. ñu jàngat ko si njabootu Serigne Touba. loo xam ne dafa am solo parce que. en tant que murid ñun waruñu mën nañoo bañ a jéggaane di demal feneen loo xam ne soxla lu ñu mënti soxla rek mu ngi si biir yoon bi mu ngi si famille bi donc loolu dafa amoon importance dëgg nga xam ne xale yi commencé comprendre si biir njabootu Serigne Touba ku nekk leadership style ban nga doon demee donc loolu mu nekk si nga xam ne ñoom ñoo ngi koy def nañ ko si matière si matière leadership training amaan na aussi yeneen par exemple yeneen training yi nga xam ne dañoo jëm si technologie comme mën nañu wax def nañ fi lu ñuy wax benn formation boo xam ne en robotics la ñu parce que fii tamit am nañ fay ingénieur ñoo xam ne tamit ñoo ngi si entreprise yi nga xam ne ñoo gën a rëy fi mu ne nii si Amérique li may waxaat rek jaraatul sax ñuy demaat feneen ñoom ñëw nañ comme que soxna Adama Sey la moo ko doon piloté def training bi xam lu ñuy wax concept robotics yi ba aussi dugg ci pratique bi ba defar seen benn spécimen robot boo xam ne jour boobu gis nañ commencé image yi commencé woon na dawal boppam donc yooyu ci benn yeneen training yi la bokk lu ñu jëm ci religious programme ñoom tamit am na yu bëri yoo xam ne doon nañ ci jàpp comme par exemple amoon na benn boo xam ne ñoom ñoo ko organisé woon ak waa Beacon Foundation nekk benn fondation religieuse boo xam ne dafa nekk Amérique ñu si doon jàng si caractéristique prophète sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne jikko yi boo xam ne professeur Bilal moom moo ko doon def am na boo xam ne sax fii lañ ko hostoon si fondation Xaadimu Rasuul fii nii si Michigan donc am na yeneen ak yeneen yoo xam ne fi mu ne nii ñoo ngi fa yéen a ngi gis fi mu ne nii muy màggal ak gàmm programme bu ñu mënti am léegi ñoo ngi siy gën a gis si organisation loxo xale yi donc ñoo ngi siy gis fi mu ne nii seen involvement donc fi mu ne nii liste bi gudd na mën nañ gën a dem seen réalisation mais macha allah si année 2018 moom bala maa jàll ci beneen question bi da ngaa tudd community service waaw mu am ay heures yu ñu fay def est-ce que heure yooyu da leen di jëriñ ci ëllëg wala déet waaw exactement loolu question bu am solo la parce que fii xam nañ Amérique yu gën a bëri soo koy def même sooy dem université parfois di demander bourse dañ lay laaj ndax yaa ngi doon def ay community service wala ñu laaj le nombre d'heures bi nga def te tamit nombre d'heures yooyu tamit lu gën a bëri pour mën ko vérifier ci organisation yi nga ko defee ñoom it war nañoo certifié bind ne la kii sëñ diw wala nangam defoon na fi nombre d'heures ci community service donc loolu dafa am solo trop sax waaw kon day xanaa ñu soññaan xale yi yëpp gën cee jàppat exactement ok jërëjëf kon xam naa kon de xanaa question bu mujj bi rek ci fànn boobu mooy tey ji est-ce que fondation bi pare na pour yaatal ko ci yeneen état yi wala di comme dama amoon ñaari état test pour ñaari at est-ce que fi mu ne nii pare nañ pour yaatal ko wala bu ñu koy yaatal tamit su fekkee pare guñu wala pare nañ su fekkee pare nañ tamit ci yenn yoon la ñuy jaar pour état bu nekk ñu mën leen sampal ay xale waaw fi mu nii moom macha allah pare nañ parce que gis nañ ko gis nañ ne moo ngi marché loo xam ne dëngoon nañ si tamit commencé nañ ko jubbanti bi ñu demee daaw si convention bi de l'ASP ubbi woon nañ porte yi si ñëpp am na ñu bëri ñoo xam ne tamit approché woon nañ mais après tamit ñu si gën a bëri amuñu woon suivi xam naa tàngaay bi loolu wala dara mais fi mu ne nii moom pare nañ pare nañ mën nañ créer waat presque lu mat 5 à 10 états suñ ko mënee jël benn objectif boo xam ne 2019 la ñoo xam ne mën nañ see bokk ku si bëgg a bokk rek mën nañ ma contacter wala ñu contacter sëñ Fallou Samb jëwriñ ak ku ñu mënti contacter sa executive committee bi executive team bi dinañ la jox direction yu mat yoo xam ne dinañ ko mën a def jërë ngeen jëf ci vidéo bi ngeen doon seetaan képp ku ci bëgg yeneen i vidéo da ngeen di subscribe fii bu ko defee ñu mën leen a yónnee yeneen vidéo yi nekk ci suñu YouTube channel FONCAB di fondation bi nga xam ne moo boole daayira yi nekk fii ci Amérique ak li ko wër ngir liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf